looy joxe lu ne yaa ngi bëgg ñu gis ko ñu wax yàlla ne du ma ko nangu ndax jëf ji danga cee boole keneen man nga boole keneen bàyyee naa kooko ana aghna shuraka man yàlla maa gën a doylu ci képp ku ma booleel bàyyee naa kooko ñu jëm wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ila ibtigaa wajhi rabbil a'la amul kenn kuy jëf jënd jëf ñu nangul la ko lu mooy na fekk jëmu yàlla jàtt mbokk yi nañu wattu suñu làmmiñ wattu suñu gët wattu suñu dégg bi wattu suñu xol bi ci lu xaraam ak jëf joo xam ne di ñaaw la dañuy dimbalante loolu moo ñu musal ci safara benn waaye mas naa ñëw ne yeneen bi damaa bëggoon nga woor lu ma àjjana rek nga ne ma rek yow da nga dem àjjana bi ne ko waaw waaye itam damaa bëgg nga war lu ma ñaar yi mu ne ko lan la mu ne wattu ma sa bopp bi ak lépp li ci ne bët bi bakkan bi gémmiñ gi nopp yi wattul ma yooyu ba duñ jëm nga xaram wattul ma sa biir bi ak li ko wër li ngay lekk loxo yi ak tànk yi ak pëy bi ihfazli ar-ra's wa ma hawa wal batna wa ma hawa soo ma garanté yooyu ne wattu nga leen rek ci lu xaraam may ma gàddu la aljanna tabaraka wa taala loolu yéen ci wax sallallahu alayhi wa sallam kon nag maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ñu topp ko ñu roy yàlla ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu roy yonent bi ci jikko gi di muñ rafet jikko rafet yu jëflanteeg nit ñi rafet suñu diggante ak doomu aadama yi wattu julli juróom ak laab wattu ay waxtoom ak sartam ñeent laab ci xadas laab ci xabas sutural awra jublu qibla bu fekkee fàttewuñ ko te mën nañ ko dañuy génne asaka suñu alal moo xam lu ñu bay la moo xam wurus la moo xam xaalis la nañu woor suñu weeru koor bu ñëwee fekk ñu wér te tukki wuñu fekk jigéen ji amul benn ngant nañu aji màkk benn yoon la ñu war su fekkee am nañu kattan ca loola mbokk yi góor yi mbokk yi jigéen ñi lii mooy lenn ci li nga xam ne boole woon naa ko bëggoon ko waxtaanee ak yéen ak sañu leen ko rek di ñaan nag borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne mooy ji bind ñu ngi koy ñaan mu wattu ñu wattu ñëpp nag ci bokkaale wattu ñu ci naafeq ak fan wu gàtt yàlla musal ñi ci deyin wu ñaaw ak mujj goo xam ne gu ñaaw la ak wërsëg boo xam ne wu gàtt la yàlla musal ñi ci ay ragal ak xiif ak bekkoor yàlla may ñu tawfiq ak jégal ñu suñuy bàkkaar wéral wéral cër yi ak yaram yi may ñu tawaafuq ci suñu njaboot ñu mën a déggoo yàlla musal ñu ci pexem ay noon ak seen ndokk ak it weer wi ñu demal yàlla may ñu mën ko fekkee ñu ñëpp mu ànd ak barke te liñ ko wooree mu nangul ñu ko te ku ñaan yi mu julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko toppoon ba yow mu diin maa ngi conclure di tënkaat li ma doon wax doo bëggoon wax ne déglu leen lay biir yi may wax te mu jógee ci yàlla ak ab yonentam bu njëkk bi mooy gëm leen yàlla moom daal ak ab yonentam lañ ko sàkkal morom bi ci topp mooy toppaleen ñi yàlla yónni woon toppaleen ñi nga xam ne dañ leen di waxal yàlla te duñ ca laaja bi benn yoon benn bi mooy wattu leen julli juróom ci waxtu ya ànd ak laab gi war benn bi mooy woor leen seen weeru koor boole leen ci ay naafila benn bi itam moo di ne képp ku am ci alal naka day am lu fi des génnee ci asaka benn bi mooy képp ku yàlla may ak wér ak kattan ak yobbal demal ngaa ji ba yii ci dénkaan yi la bokk xeeti mooy yàlla yi nag yi nga xam ne war nañ ko wattandiku te di ko sori te dañ ko war a bàyyi ku ca nekkoon nga tuub ko te génne ci léegi balaa dee ñëw mooy bu kenn rey bakkan bu kenn doo tuur der di jàmbur bu kenn lekkaal lu jàmbur ci caaxaan aw ñaaw téef dañ ko bàyyi mooy jigéen ñi ñu takkul ñaar góor ñi leen takkul ñaar góor ak jigéen ak góor ak jigéen ci ñàkk a takkante sàcc dañ ko bàyyi jël àll jàmbur bi feeñ ak bi nëbb nag laa wax sàngara dañ koy bàyyi dorog bu leen ko laal luy yàq am xel jaay ko ak jënd ko ak moom ko ak jëfandikoo ko mooy am képp nag sàngara ak dorog ak xeeti dorog yi yàmbaay yi ñuy tuxal dañuy saxaral ak
ñuy naan ak bëri ay pexe rek tur wu ne dinañ ko jéem a tuddee ñun ci ne noonu dañ dem ba ñu wutal ko tur wu ne ah lii de yamba rek la ah lii de xam naa ne ñax mi rek la lii de dangam rek la mooy dañ ko tuddee tur yu bëri mën a yëpp nag benn la alhamdulilah xamal na àq la mooy lépp loo xam ne mën naa jël am xel bés bi na nga dégg ci rajo bi koo xam ne dafa laal dorog wala dafa tux yamba rey na yaayam ak rey na jabaram ak nangam bu wéyee mu rëcc ko fekk rey na ko bu yàgg loolu waxuma sax jëf ji teew léegi di aw ñaaw teef bàyyi leen dorog bàyyi leen tux yamba bàyyi leen sàngara bàyyi leen aw ñoll ak lépp lu ci aju seen diini da ko bañ seen borom daf leen ko tere tee ku ko def ëllëg da nga dajeeg sa borom amul kenn kuy tux ay yamba ki ay dorog ba dee dem àjjana mukk sawar rek nga jëm koy dee rek ñu lakk la ok laa yashrabul xamra shaaribul xamra illa shurba wa mu'min ndax bi nga koy def da ngaa gëmatul yàlla bokkutoo ca ku gëmul yàlla nag bu dee yéefar day doon dafay jëm safara kon bàyyi leen loolu ku ci nekkoon da ko bàyyi ko am mbokk mu koy def na ko laay biir féeg bu ko waxee du xeex ak moom bu naree xeex ak moom nga bàyyi ko ak yàlla mu nekk ca loola naka noonu bokk na ci li ñuy aaye mooy na jub siraatul mustaqim loolu laa leen wax démb nañu jaar ci yoon wu jub suñuy wax na jub suñuy jëf na jub buñ fen buñ wor bu ñu wuruj bu ñu kàcc bu ñu rambaaj bu ñu jëw bu ñu nekk ay naafeq mooy wax waaw te na ma déet wala ni déet te na ma waaw alaamatu munaafiqi salaasu idaa haddasa kasaba mandarga naafeq yàtt la koo xam ne bu waxee yow dana fen bu xuloo yow saaga la kon yooyu yëpp ne dañ ko war a bàyyi kon nag suñu alal ji ak lu ñuy am naka la day ak nu mu néew ñi di ko xeeb nañ ci génnee di ci joxe ngir yàlla nañ ci génnee di ci dimbale jaamu yàlla nañ ci génnee dugal ko ci jàkk yi dugal ko ci jàngalekat yi dugal ko ci alquran ji dugal ko ci imaam yi dugal ko ci diine ji li ñuy am nañ ko dugal lool bu ko fa dugal sa alal perte te itam loolu ñuy moom di ko xeeb bés dina ñëw ñu bàyyi ko fi ak ñeneen kon nag waa Omar Fouti dañu naan wax na ko ci téeréem ne amul kenn koo xam ne sa alal mën nga ci am lu mooy lii li nga sol mu xotte li nga lekk mu rees li nga jiital ci yoonu yàlla lii rek ngay am ci sa alal li ci des yëpp alal yi ñeneen alal yi ñëpp sax xamoo kay ngay dem te booy dem même buy mel ne boobu mu ngi ko fi bayaat loo fi bàyyi ñeneen na koy jël rek jëriñoo ko te mën nañ koy jëriñoo ci lu neexut yàlla alal ja xaalis ba mën nañ caa naan sàngara tuux ca yamba def ca aw ñoll lu nekk ñu def ñu dina ko bindal ndax yaa ko faggu bàyyi leen ko ñu moy ci yàlla kon war nga caa sàkk dara jiital ko ca ëllëg waxoon naa leen jëmba ne Fatimata ba ngeen ci béree xar mi saam ko léeg-léeg mu ne ko ne fabal yóbbu kër diw waaw fabal yóbbu kër diw ba mu jeex tàkk mu di bopp bi ak yéen yi Fatimata na ko waaw bàyyi ñun gàtt bi yëpp amuñ ci lu mooy bopp ak yeer yent bi ne ko gàtt bi yëpp bopp ak yeer rek lañ ci perte li ci des yëpp noo ko moom ndax jiital nañ ko ba pare loolu exemple la kon nag moo tax yent bi ne amul kenn ci lu mooy alal yi ñu koy doon moo ko gënal alal yi boppam kon dañuy joxe ci yoonu yàlla joxe ñi woote jëmee ci yàlla joxe jàngalekat yi ak jàkk yi jox ilimaan ya loola mooy tono ci suñu alal moo tax alquran wax nañu ko bu yàgg wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yaatiya ahadakum al-mawt fa yaqul rabbi lawla axartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin kooku suratul munafiquuna aya fukk la mbokk yi góor mbokk yi jigéen ñi teew daje bi ngeen baal ma sa wax ji bari na guddal naa waaye bugguma lu may aw yu ak jàmm bugguma lu may ni ñuy jub jaar ci siraatul mustaqim bugguma lu may islah mastataatu
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب اللهم صل على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول لي بايو أستاذ ممكن كوتشي لا Yeah, Jazakallah khair. To make any conference for us, and it was not arranged that he should be here to make conference, but he came here purposely to visit his daughter who is with us here, and through that he came to this mosque of us. He said he have a little to say concerning Deen, Islam, because you know Allah had subhanahu wa ta'ala told us in the Quran that this Deen is a Deen whereby we can remind each other. So he's just here to remind himself and remind us. And he talked about also we are people of diverse ways of thought, schools of thought. We meet here, some people believe in this way, the others believe in that way. But he's explaining that the walis, the awliyas of Allah, they are all in one. And secondly, those who read the knowledge of understanding and know they are also one, because they all drink from one place. The Shaykh also explained about saying that we prepare concerning when Allah say prepare for prayers. He also explained about this verse when Allah say make ready to get prayers. What does that mean? He's explaining, he said this verse means the servant of Allah should try at least to reach the maqam whereby anything he see, he could see Allah in it. This is what Allah means, prepare for salah. Salah should help you to reach that position whereby everything of creation you see only Allah through this creation. He also said we should try our best to be totally free from associating ourselves with Allah, to associate any deities with Allah subhanahu wa ta'ala. And he said we should also try our best to know who our creator is, Allah subhanahu wa ta'ala. And he is telling us that from Allah no one can help you from Allah subhanahu wa ta'ala. Like anyone you believe or you put your trust in him, day of Qiyamah he have no help that he can give you. This one he's telling us for our dedication to the sheikhs and so. But he's telling us that let us do this with also dedicating to Allah subhanahu wa ta'ala and following what Allah had commanded us and leaving all his prohibition. Because no matter whom you trust and put your trust in him, day of judgment he cannot help you from anything by Allah subhanahu wa ta'ala. The same also say, let us try to make good relationship among each other, among us. We are one, we should try to be really good among us and create a maximum level of peace among us. He also said, let us also apply this to our relatives and our wives, both husbands and wives. We should have patience among each other and be totally creating peace and harmony among the houses, among relatives, among friends, among near ones. The same also say we should also try to make good relationship with our parents, because it is very important to make a good relationship with your parents, to be forbearance, to be also respecting them and giving them honor. And also he told us also to refrain away from jealousy, because jealousy is one of the worst sins that ever is on earth. We should try to free ourselves from jealousy. It is not a good thing. He also said, let us stop proudness. Let us refrain ourselves from being proud, because proudness is something that belongs only to Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone who is jealous person, he can never be somebody who people will respect, and he could never be someone who is totally a servant of Allah, who Allah loves and who Allah raised. Let us go away from it. He said, even Shaykh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu used to tell them during their studies under him, he used to tell them that in this dunya, he used to tell them that there are three things that always confront man
if you want to reach Allah subhanahu wa ta'ala. If you are going to Allah, three things confront you on your way and make it difficult for you to reach Allah. And that is shaitan, and this dunya, and your nafs. So we should be aware of these three things and know that they are the real source of delaying us to reach Allah subhanahu wa ta'ala. The Shia also say, we are travelers in this dunya. We are not long here. So a traveler needs a provision. And the provision we need for this dunya, for Yawm al-Qiyamah, is only believing in Allah, putting our trust in Him and doing good deeds. And these are our provisions. We need this. And say we should have real faith in Allah and do the faraids. Everything that Allah tells us to do, let us try our best to do it. We should help the people and be helpful to our people. And we should pay our debts if we have any. We should have peace with people. And we stop stealing. We stop troubling the people. And we make a peace coexistence among us. He said, to stop prayers is also among the worst. Let us not stop prayers. Fasting, and also all these things are great sins. And he said the biggest sin is also stopping prayers. To stop prayers lead us to Jahannam. So let us be strict in our prayers. And he also advised us, in this dunya, let us not put all our strength in finding ways of survival in bad ways, things which we are forbidden by Allah. Because risk comes from only Allah. Allah is the one who gives. If He gives some people much, and He gives some people little, and there are people who have nothing. These all come from Allah. So let us find the best ways of finding this existence in this dunya. Allah, He also said, let us stop all bad deeds. Every deed that Allah forbids, let us try to leave them. Let us stop telling lies, backbiting, hypocrisy, and showing off. Doing things so that we can have praises from people. Let us stop all these things. These are evil deeds. Bismillah. Amen. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. So say again. Bismillah. xam nga moo laaj chef bi ci affaire yi charia comme xam nga ni Gambia du dëkk charia doxu fa waaye li nga ne du àtte fa àtte boo xam ne dañ dee toog benn àtte beneen bi par exemple What a couple. comme ku am jabar boo góor gu am jabar ñëpp xam nañ ne ñu ne comme góor gu am jabar di fo yàlla ne ko feneen doom si àtte charia ñëpp gëm nañ ne charia kooku dañ ko war a rey waaye comme ñun suñ boor duñ dee rey Gambie moom du rey waaye su léegi su demee ba maanaam ba yàlla def bu gudda ko rafet mu dee doom jooju noonu suñ maraas jotee dañ dee wax ne du am dañ dee àtte boobu waaye àtte wuñ fausse àtte bi man boobu daf may jaaxale dama bëggoon daal sëñ bu leeral ma Brothers, the brother was asking about Sharia, about condition in, for example, in Africa, in Gambia, for example. He said there are certain cases people, they don't act, because Gambia is not a country of a Sharia country. Sometimes they do some acts which for him it is confusing. For example, a man can get a child out of marriage, and normally Sharia say he should be killed, but they didn't kill the man. So after the child grew, and then the father died, and then they have to share the wealth that he left behind. So they will judge the child and say the child cannot get from this wealth because he was not born during marriage. So how didn't they act upon the first, and now they want to act in the second? This is what he want to ask. Alhamdulillah. Sharia Islamia. Loolu rek la tëddee wante bépp réew moo xam ne di attewul islam
loola moo fa xew boo doon seet réew yi àtte woon lislaam bari Arabie Saoudite rek ci génne xëy na ak Iran waaye gisoo beneen réew bi àtte woon lislaam nii ci Asie nii Amérique wala Afrique kon nag bépp àtte boo xam ne àtte lislaam la bu simple aju ci xeetu jaamu yàlla ak miraas lislaam mën na ko àtte ci jàkk ja ak ca ilimaan ja ba mu des ahkaamu dima àtte yi deret kenn mënu ko àtte lu may buur te rey nit loolu deret la kenn sañu kon ahkaamu dima islam amul jaasi ju mu ko àttee miraas nag mën na ko àtte ak julli ak woor yi ibaadaat yi loolu moo tax waaye ak lu mën a am doom yooyu yoom doon na bu fekkee dañ ko miraasee ci sharia bu demee nag mu miraasee ko mu doonoo ko ca layik ci ati tubaab ba amat na mu doon waaye fekkee ne qaadi lañ ko yóbbu wala sharia du mën a doon qaadi nag ak sharia fu mën a atte wax naa la ko mooy ci ibaadaat yi miraas waaye ahkaamu dima atte yi deret bu rek koy atte ci am lu jëpp loolu taala He said this the answer to this brother's question was concerning this child. So say in Sharia can only judge things concerning the worship, part of worship, and concerning the part whereby you can get the sharing of wealth that a parent leave behind. But concerning death or blood, Sharia cannot do judgment there. This judgment is done by the kings and the rulers. So that's why in this case, Sharia judge only the part of what this child have to get from his parent. But the case of death, that belong to the kings. Bismillah. comme islam dafa am ñoo xam ne ay ponk la yooyu soo si jéem nga mun a ooyee sa bopp jullit dama bëggoon a laajte comme kan moo mun a ooyee boppam suufi Kan moo mun a ooyee boppam suufi waaw kan moo mun a qualifié ba ooyee boppam suufi dana la qualifiéloo ba yow nga mun a ooyee sa bopp suufi wala nit ñi ooyee la suufi dana la dee def. Okay. The brother asks about the qualities of a Sufi. Who can call himself Sufi? Or what grounds? Or what can you do until people call you a Sufi? Sufi ak sophisme ak sophiste baat bi ngi jóge ci arab suuf moo di leen kawalu xar gu nooy googu nga xam ne mooy nekk ci der bi waaye jooju nga xam ne der boobu ci la daan toog di tudd yàlla ñu ne ma ngi toog ci suuf bi kooku lañ daan tuddee suuf yi alpulaar yi ne suufi yanke ñooñu la waaye li muy tekki nag mooy ñëpp ñi nga xam ne gannaaw sharia dañ cee teg li ñuy tuddee tariqa muy xeeti wirdaak ay xeeti ay sikkar ak yooyu ñooñu li ñuy tuddee ay sophiste ay dégaral da joo rawante nag ci biir sophisme ñoom ñëpp seen sëriñ mooy imaamul Junayd yi mooy indien la woon mooy sëriñu sophiste yëpp nag allahu alam. He says he translates the word Sufi is an Arab word, and that means the hair of a lamb. That means those people who used to sit on these things and make their zikr and remembrance of Allah, they call them Sufis. But if you want, that is literal. But if you want to make the meaning for us to understand, it is people who dedicate themselves in Sharia and then they enter things like tariqa with their wird and their ways that will bring them to Allah subhanahu wa ta'ala. These are the people they call Sufis. And they all, you can follow their route to Junaidi.